salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani ala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani ala maahin maal absa wa safar في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبص والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم barke borom Touba barke borom Touba barke borom Touba jaarama Cheikh Ibrahima Fall Lampul Babul Mouridina mbokk yi ñi nga xam ne yéen ñuy topp à travers Sénégal 7 ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal si jumaa ju màgg ji nga xam ne moom lañ daal di nekk muy la grande mosquée de Touba. la ko waral nag mooy màggalab Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha bi nga xam ni ñu ngi koy amal bés ni ki tey moom mi nga xam ne sa tukkeem ga sa départ en exil waxoon ne bés bii kat su dikkile nañ ko ñëw santale ko sunu borom. moo waral tey jii mbokk taalibe yi bawoo fu nekk si àdduna dëkk si bërëb bu sell bii di Touba la ville sainte. rawatina nag si grande mosquée fi nga xam ni fi la sëriñ bi daal di tëdd ak i njabootam ñu si bëri ñëw ngir ñaan seen i soxla waaye surtout santale ki nga xam ne moo di fondateur du mouridisme Cheikhul Khadim boromam gannaaw ndam lu rëy li nga xam ni am na ko si tukkeem gu rëy googule. dañuy ànd ak sunu cadreur ki nga xam ne moo di Dieye Samb ñu doxantu si mbokk taalibe yi laaj leen yoru màggal gi nan lañ ko daal di dundee. ndax gis nañ rang yi am solo yi nga xam ni mbokk taalibe ñi si bëri ñu ngi koy def ngir dugg si fi nga xam ni moo di si xabru yi xabru sëñ Saaliw xabru sëñ Fàllu xabru ko tedd ki mooy Cheikhul Khadim ngir amal seen i ñaan yi am solo ndax bis bi aussi bisu jàng alxuraan la bisu jàng xasida la bisu def ay salaatu la bisu ñaan la waaye tamit bernde aussi da see bokk donc Dieye mbokk taalibe gis nga leen ñu ngi jaar si kanamu micro bi waaye tamit bon liggéey bee ko laaj dañuy ànd rek daal di wëy daal di dénk suñuy micro ñi nga xam ne ñoo di mbokk taalibe yi su ko defee ñu daal di mën a wax aussi seen tolluwaay si bis bi nga xam ni moo nekk fii di bisu màggalu Touba màggal gi nga xam ni moom kilifa gi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha dafa rek daal di waxoon ne bis bii su ñëwatee nañ ko daal di santale sunu borom. dañuy ñëw si rang bi dafa mel ne rang bi Dieye moo jëm si xablu sëñ Saliou mbokk taalibe yi jaar na la. maa ngi lay ziar. baa yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. noo dundee yor màggal gi. ñoo ngi contentement rek. waaw di am mbégte. am contentement teew si bis bi. waaw fan nga jëm nii. ñu jëm barabu Cheikh Saliou Mbacké. waaw mooy sëñ Saliou si yow. sëñ Saliou moo nekk koo xam ne ko sore la si ñun waaw. sore si ñun. waaw yaakaari jaam ñi waaw. kontaan bu baax jërëjëf jaajëf. jërëjëf dañ ko moom mbokk taalibe bi kàddu yi am solo yi nga xam ni wax na ko di dem si bërëbu ki nga xam ne moo di Serigne Saliou ndaw ñi bëgg ko loolu fonk ko loolu ndaw boo fëgg rek daan la barkeb Serigne Saliou dañuy wëy ba léegi ànd ak sunu cadreur Dieye dugg si mbokk taalibe yi Serigne bi ñu ngi lay siyaar bu baax a baax ba yaa ngi si jàmm kilifa gi dafa mel mi nga amee ay ñaan maa ngi lay siyaar delloo ziar yaa ngi si jàmm jàmm ju bari alhamdulilah ngay nooy dundee yoru màggal gi ak bis bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha moo ko daal di woote di ko dund ak mbégte rek mbégte ak bànneex magal gi moom mbégte la rek mbagal gi moom mbégte la rek ñu ngi koy dund ak mbégte. lan ngay yëg. mbégte rek mbégte Xaadimu Rasulillah mbégte bi rek. jërëjëf dañ ko xoo moom mbokkum taalibe bi mbégte lay yëg mbégte boo xam ni voilà véritablement amul description ndax. bis bi na mu toll la moo waral lu ni mel gis nga sëriñ bi ak gis nga Dieye laxasaay bu am solo bi mu def ñu ngi lay siyaar baax ba yaa ngi si jàmm. sant yàlla baax alhamdulilah si rang bi nga xam ne moo jëm si xablu si Salim. waaw si Salim waaw. véritablement lan ngay ñi ngi sant yàlla alhamdulilah ñu sant yàlla bu baax ndax ñëw nañ si màggal bi si jàmm tamit ñu ngi ñaan yàlla di delluwaat si jàmm sëñ Saliou tamit nekk na nit boo xam te nii moom lépp luñ ko si ñaan rek. yaa dinañ si jàppale mu ngi dimbali si yu bëree màggal bi daal ñu ngi ñaan yàlla muy ñu koy gën di fekk ay at yu bëree di dem si jàmm di dik si jàmm ak ñëpp tamit macha allah. lu la sëñ Touba defal. sëñ Touba moom da nga naan lu mu ñu defal lim ñu. moom mbokku taalibe bi li mu wax si
Serigne Saliou wala boog li ko Serigne Touba defal jéy ba léegi mu mel ni mbokk taalibe ñi si bëree bëri ñu ngi dem si bërëb bu sell bi ngir nga xablul bi ni si mbokk taalibe yi di duggee loolu yi day am solo parce que dafa doon bërëb boo xam ne bërëbu ñaan la te ku ne xam Serigne Saliou xam ni ku jubóog boromam la waaye it doon na koo xam ni wax dëgg fa yàlla kun ñu ndaw ñu sopp loolu la moom Cheikh Saliou waaw ñu ngi lay siyaar ba ay jëru ñu ngi lay siyaar ba da nga mënta wax lu waral loolu ndax mbégte mi la sëñ bi defal moo rëy mbégte mi rek waaw mbégte mi sëñ bi li mu def daa rëy ba xol sedd ba mënu maa wax alhamdulilah jërëjëf dégg nga ko moom mbokkum taalibe bi nee na wax ji sax daanaka du ko mënee noonu ndax wax dëgg fa yàlla li ko nga xam ni sëriñ bi defal na ko muy doon bés bu màgg bésug sant sunu borom bésug jaamu yàlla bésug ñaan moo waral taalibe yi def seen voilà nekk si rang yi naaj bi tàng na waaye yëguñu ko sax ndax wax dëgg fa yàlla ñu ngi amal seen kii jërëjëf ñu ngi lay ziar bu baax. waaw delloo ziar bu baax laxasaay bi rafet na. waaw merci beaucoup. waaw waaw mbégte rek wallaay mbégte rek xam nga borom bés bi moom ñëpp xam nañ ko maanaam nit ku baax la te dafa woote maanaam ay valeur ay jikko yu rafet yoo xamante ni dañ ko war di def ci magal gi muy partage muy ndimbal muy yërmande lépp gis nañ ne rafet na macha allah mbégte rek lañ ci àndal. lan la sëriñ bi defal. sëriñ bi bari na defal na ma tawfeex ak taysiir ginnaaw bu ñu amee jot ñëw fii bokk na ci li tax maanaam sëriñ bi bokk na ci li tax maanaam ñu am jot gi ñëw fii parce que bu doon ak moom lu bari mën nañu réer muy diine muy ak lu bari loo xamante ni tey ji yàlla dogal na ñu ngi ciy dox macha allah. jërëjëf di ko jaajëfal bu baax a baax donc jëy ba léegi dañuy wëy dem si yeneen mbokk taalibe yi su ko defee aussi ñu taataan seen kaddu doon ay kaddu seede kaddu yu rafet gis nga aussi voilà jëwri ni ay laxasaay am solo la ñuy def dañ koy jël ndax laxasaay tamit ku ne yoonu murit wax laxasaay soo deful sëñ Sowe bu yaa ngi def bàyyi laxat ñu ngi lay siyaar bu baax a baax am mbégte dalal la si Sénégal 7 di la wax si yor-yoru màggal gii cheikh bi bàyyi ko woon fi dem si tukkam gu rëy ga waxaw ne bis bi kat su déggee tey nañ ko santale sunu borom lan ngay yëg. bis moom mbégte rek ak kontaante waaw bis bi moom macha allah moom wax dëgg fa yàlla moom ndax fii moom sëñ Tuubaa li mu si woote moom nee na nag xar ginaar gileem lépp si biir waaw moom lu am solo daal bis moom lu si waay mën a def rek si lu baax rek waaw doyul maanaam lu si waay def rek mën nga kaa xeeb xam di defe ko dara. waxtu bi su jotee nii ak waxtu bi nga xam ne sëriñ bi fi la bàyyi ko woon dem amal liggéeyam gu am solo googu noonu mu dellu si waat mu fekk la si jumaa ji ngay amal say ñaan di sant sëriñ bi lan ngay yëg lan la sëriñ bi defal. kontaan rek ak sant suñu borom moom li mu si wax rek moom bis moom dañuy bu jotee na ngeen ma santalee yàlla na ngeen ma santalee sama borom moom loolu la si sant loolu la si wax kon nag instant moom dañ si kontaan rek te def na mu ko waxee rek waaw lu si waaye def rek xam ni moom dina la ko fulal incha allah. incha allah rabbi alors Dieye ba léegi mbokkum taalibe bi gis nga ko borom jumaa ji mu nekk si jumaa ji lii lépp mu mel ne Ahmadou ko war. dëgg la waaw dafa nekk sëñ Tuubaa moom mbiram dafa nekk ci loo xam ni amul luñ ci natable waaw c'est que moom moo jël engagement moom mi nekk sëñ Tuubaa jël engagement ne maa jiitu moo tax ñun amuñu droit ragal di ko wax waaw bis mi moom daanaka bés bu rafet la bu safar gi xasee dugg daanaka ñun liggéey normal sax dootuñ ko mën moo tax dañuy def suñu kéemtulaay tàntal rek luñ ci mën ren rek bu déwénee ñu mën lu ko ëpp. ak ça dafa am question boo xam ne dafa la ko bëgg a laaj tey jii soo lan la sëriñ bi defal d'abord. waaw sëñ Touba waaw xam nga ñun moom dañoo judd ci yoonu murit waaw dañoo judd ñëw fekk suñu famille suñuy waajur yëpp judd ci nekk ci yoonu murit bu ko defee ñun dañuy ñëw rek waaw topp ko waaw dañuy ñëw rek topp ko. bis bi lan la lay fàttali bis bi nga xam ne moom la mu bàyyi koo fi def amal tukkeem gu rëy gi am tukkal gu rëy gi jóge fi jaar fu dëkk pendant 7 ans 5 ans mu nekk en exil tey mu ñëw indi sëriñ bu mag bi di màggal ni wax ni bis bii kat su dellu see nañ ko santale sa borom si jàngu alxuraan jàngu xasida waaye tamit bernde ndax lu ni mel ndigal li sëriñ bi joxe woon yaa ngi ci bàyyi xel ak tamit soo amoon tey bataaxal bi nga xam ne da nga koy wax ndaw ñi mbokki taalibe lan lay doon. waaw ñu gën a góorgóorlu rek ci yoon bi waaw parce que ñun moom li ñuy wax moom sëñ Tuubaa dañoo defal lépp ndaw ñi moom lépp lu ñu leen di mën a wax ci àdduna mooy ñu gën a góorgóorlu ci yoonu murit waaw parce que moom mbirum sëñ Tuubaa comme li ma wax de géej la noo ci sóoboo rek noonu nga ci tooyee waaw. am na solo waaw di la jaajëfal bu baax. alors Dieye ba léegi dañuy nee na Cheikh Ahmad Bamba jar na ko waaye tamit ñu ngi jaajëfal bu baax a baax Dieye
kuréel gi nga xam ne moo di ñi nga xam ne ñoo yor war may jumaa ji liggéey jumaa ji wax dëgg fa yàlla ñi ngi def tamit liggéey bu am solo jëwriñ si nan la waaye yaa ngi si jàmm waaye sant bu baax si moom su ma dem dama koy yóbbaale waaw gis nga de saa yi alañ nga nekk si yor màggal gi waay mbégte mi naaj bi tàng na lan ngay yëg jamono ji waaw tawfeex rek billaay tawfeex rek saa moom saa yi amul leen lu yëg lu mbégte wallaahi fan nga bàyyi ko waaw man maa ngi bàyyoo Dakar laa dëkk bis bi lan la lay fàttali waaw lu bëree bëri de wax dëgg fa yàlla fàttali lu bëree bëri parce que mbiru sëñ moom saa yi amul lenn lu mbégte rek wax dëgg fa neex yàlla fàtte nañu lu bëree bëri loolu sëñ bi defal bëri na saa yi laa illaa sëñ bi lu muy defal mënuñ ko lim fii kon boobaa fii la ñuy fanaan jërëjëf dégg nga ko moom mbokkum taalibe bi nee na suñ ko doon lim wax dëgg fa yàlla fii la ñuy fanaan salaamaaleykum yaay boy maa ngi lay ziar ba yaa ngi si jàmm bu baax naaj bi tàng na loolu waaye ñu ngi lay masawu de wallaay baax waaye daa mel ni yëgoo loolu de ndax Serigne Touba jar na ko ëpp na ko sax yëguma ci dara ku baax ki yal na ngeen yàgg yéen gone yi te wër barke sëñ Fallou yal na lan lay yëg jamono ji xol bi kay fi mu ne nii fee laa yàgge sax gis nga fee foofa la sama wecce daanaka foofa la jeexee barke sëñ Touba Mbacke jar ëpp na lu ne billaay wallahi fi mu ne nii kay moom li yàlla xam rek doy na ku mënoon a ubbi xol yi daal nga kontaan rek loolu rek moo ma ci jaaxal. lan ngeen dégg ndaw ñi ak soxna yi si njàngale sëriñ bi. liñ dégg ci njàngale sëriñ bi kay moom ñun kay li ñu raw la ñuy ci ñun mag ñi fi mu ne suñ bopp kay moo ñu jaaxal waaye gone yi moom fi mu ne nii wax dëgg yàlla ci lañ leen jëmale bu baax a baax gis nga kii sama doom la ci daara ji la ne sama doom la daara sëñ Abdou Oumy la ne ñun kay ñooy rëccu ñun ñi nga xam ne jàll nañ ñooñu rëccu waaye liñ dese kay moom soob incha allah moom njàngale rek lañ ci bëgg barke sëñ Fallou te yàlla rek tax jërëjëf waay yal na leen fi yàlla bàyyi yal na ngeen yàgg a liggéey sëñ Touba ngeen wàcc ak jàmm waay barke sëñ Fallou Mbacke jërëjëf moom sunu yaay jooju dégg nga ko si kaddu yi nga am solo yi nga xam ne moom lay waxee muy kaddu wax dëgg fa yàlla kaddu cant jëmale ko si sëriñ bi wax sax daanaka da koy jafe waaye ba léegi rek dañuy ànd ak ànd liggéey bi su ko defee ñu daal di wëy en tout cas jël mbokk taalibe ba léegi soxna yi seen laxasaay aussi doon na laxasaay yu am solo incha allah rabi. jërëjëf ba léegi dañuy wëy liggéey bi aux alentours de la grande mosquée ndax ñoom it si yor-yoru màgg ga lañ bokk soo xool si sunu côté gauche wax dëgg fa la mbokk taalibe ñu ngi wëy di amal seen rang yu gudd ngir dugg si bërëbu gi nga xam ne moo di Cheikh Ahmad Bamba Khadimal Moustapha ngir amal seen ziar salaamaaleykum papa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. ñu ziar bu baax a baax. waaw yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm lu bëri. daa mel ni yëgoon naaj bi de ngir yor màggal gi. non yëguma naaj bi moom yëguma naaj bi de yëguma naaj bi màggal gi war ko borom Touba màggal gi moom dafa neex war ko borom Touba man mënu ma yëg naaj bi màggal gi moom maa ngi ciy ñaan aajo yëpp faju zahir ak baatin waaw wax dëgg fa yàlla màggal gi moom gis naa ci yokkute bu baax a baax a baax maa ngi sant bu baax a baax di dolli sant bu baax a baax wax dëgg fa yàlla naaj bi moom yëguma ko nu naaj bi gën a tàng sax du ma ko yëg. jërëjëf waay. jërëjëf dégg nga ko moom sunu baay loo yëg jamono ji. jamono daa ñëw rek. loo yëg. mbégte. kontaan rek billaay wallaay. jërëjëf ñoom ñi nga xam ne ñoo di mbokk taalibe yi nee nañ mbégte gu rëy daal la ñuy daal di yëg ñoo ngi noonu nag di amal seen i rang gi dem si bëri bu xale mag bi maa ngi lay jaar. yaa nañ la bu maa ngi ci jàmm. taw fi ak lépp loo yëg jamono ji. waaye instant yi kay suñu xol ma ngi mel ni waragu mboot. barki sëñ Touba Mbacke dañoo kontaan barki alxuraan lépp mot na. billaay sëñ Touba amul morom jërëjëf sëñ Touba na ko ñëpp. jërëjëf jaajëf di ko jaajëfal baax a baax sëñ Touba amul morom. waaw sëñ Touba moom amul morom di bëgg rek di kontaan rek billaay ba jana rek lii moom murit yi ñoo ko am l'islam bëgg na l'islam gën naa amate ndam ndax Serigne Touba li mu defal wax dëgg yàlla kuy murit war nga cee bëgg waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha tamit yàlla na fi yàgg te wër liggéey bi muy liggéey am na solo trop suñu xool seet na guy jaajëf murit. image yooyu noonu ngeen di seen ñu si bëri ñu ngi jógee fi nga xam ne mooy garage bu njëkk ba ak 28 mooy yoon bi nga xam ne moo jëm directement si jumaa ji mag gi ngir ñëw amal seen i ziar ak seen i ñaan si bis bu sell bi mbokki taalibe dañuy wéy ba léegi di jël ay réaction jéey soo noppee si nataal yi am solo yooyu gis nga mbooloo mi on parle de 6,5 millions de pèlerins cette année
mu mel ne màggal gi saa su nekk chaque année bu jot mbooloo mi day gën a ñëw di gën a tax salaamaaleykum maa ngi ziar papa. ba yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax papa daa may yëgoon naaj bi tàng bi de. la ngay yëg jamono ji. waaw fi mu yëg-yëg bi ñu am fi mu nii ci bis bu tedd bii nga xamante ne borom Touba dafa wax ne bisam bi na ñëw sant la ko ci loolu rek laa yëg fii ma nii fii ne maa ngi dox di dem mais yëguma sax naaju tàng bi. fan nga jëm. maa ngi jëm nii ci jumaa ji dama bëgg a jàkkaarloo jumaa ji ñaan sama soxla tefli raay mu wóor ma ne li ma doon ñaan dina antu ma wàññeeku ñibbiwaat. papa su ma nee Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul muy ndamal l'islam wax ne bis bii kat si laa mel noonu tukkam bu rëy ga ni su bis bi su ñëwee nañ ko santale suñu borom loolu la lay def si yow. yëg-yëg bi ma ci am maa ngi doon ko xam biñ koy wax nii sax sama fit waa ngi ànd di def tëf mu wóor ma ne li mu ma bëgg a wax ki sama xol la nekk ki sama xol bii la dëkku barke Sëñ Mbàkke Madina di ñaan nag mboolem ku fi taxaw yàlla sa aajo faju ku fi ñëw loo fi wut yàlla la ko suñu borom mu lil ci barke alxuraanu karim waaye bis bii moom benn bis la amaatu feneen fii la ko suñu borom saf te ñun ñëpp ci la ñuy sax ba abadan daay man dappat jërëjëf. jërëjëf papa jërëjëf moom góor gi wax dëgg fa yàlla wax sax mënul lu la sëñ Tuubaa defal. waaw ñun sëñ moom yow li mu defal bëri na trop waaw ne sëñ moom li mu defal dafa bëri macha allah moo tax ñun dañuy sant sëñ Tuubaa rek ne sëñ Tuubaa moom képp kuy yeewoo si àdduna war saa boo xësee war a ne jërëjëf sëñ Tuubaa ne tey lii macha allah wax dëgg yàlla màggal gi mën na ñu ngi ñaan yàlla suñu borom di sotti xewal yëpp si barke yonent bi barke sëñ Tuubaa. lan ngay yëg jamono ji. waaw li may yëg moom bari na trop si barke sëñ Touba ak Xaadim Rasool ak njabootam li ñuy yëg bari na te mënuñu ko wax mbégte bi yaatu na yaatu goo xam ne mënuñu ko wax. jërëjëf waaw di kontaan rek si yéen. taalibe yi bàyyi ko fu nekk Dakar Saint-Louis Casamance fu nekk nee na kilifa la waaye yow kilifa ga kon ñeen ñaa ñëppay ñëw rek wax say yëg-yëg si bis bi nga xam ni bés bu màgg la di bés ak màggal bés bi nga xam ni ku tedd ki dafa waxoon ni su ñëwee nañ ko santale sunu borom. dëgg la waaw yëg-yëg moom yàgg na si ñun man 97 ba léegi maa ngi màggal si mosuma ko tardé te saa bu ñu ñëwee rek suñu xol di gën a féex waaw ñu am yëg-yëg yu sore waaw di ñaan yàlla rek yàlla bàyyi sàmm suñu réew mi si bés bu màgg bi bañ koy mën a defaat déwén incha allah rabbi ak at yi di ñëwaat. fan nga jógee. man Mbour laa jógee. daa mel ni ko naaj bi tàng ba jamono ji. non mënuma ko yëg. yëg-yëg bu xol bu sedd rek waaw fii buñ fi taxawee rek suñu xol day sedd lu naaj bi tàng dinañ dox suñu soxla ñun ñu ngi dëkk Saly Vélingara waaw Saly Vélingara waaw. jërëjëf. taalibe yi bàyyi ko fu nekk. ñi ñëpp taalibe yi bàyyi ko fu nekk. papa ñu ngi lay ziar bu baax. waaw yàlla na yàlla yokk. ñoo ngi lay màggal. amiin waay. di la jox sa wàccuwaay. amiin waay. di la wax ni su ma nee Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. waaw. lan mooy ñëw sa xel. luy ñëw sama xel mooy màggalu Cheikh Ahmadou Bamba bii muy màggal gu rëy ñëpp di ko teewee wax dëgg si yàlla ñu koy jaayante chaque année di ñaanal ñëpp yal na yàlla def ci jàmm waaw muy lu ko jar nag waaw sax Ahmadou Bamba jar na lépp te mën na lépp waaw mu jaral ñu ba ñu déplacé wu di jóge fu ne di ñëw ba fii ngir jaayante pour dugg si jumaa ji pour fekkee pour ñëw si màggal bi yal na yàlla yokk yéen yàlla na yàlla yokk. loolu sëriñ bi defal amiin waay. xéewal rek biñ fi dalee ñëw ba tey xéewal rek saawan baawan waaw gis nga ci. waaw bëgg naa la kontaan nañ bu wér sëñ bi waaw yàlla na gudd fan yàlla na wér mooy la yàlla nga ma. jërëjëf lan ngay yëg. kontaan rek kontaan ci barke Serigne Touba waaw ndax bi mooy 4e fois ñi ngi màggal si mais yëg contentement lañ si am bu baax a baax di wax di jërëjëf Serigne Touba di ñaan yàlla ñu fekk ko ay ati at ci daraja Serigne Cheikh Mouhamed. yàlla nangu ñaan ñaan yi am na solo aussi yëg-yëg dégg nga ko si mbokk taalibe yi voilà dañuy yëg ki nga xam ne moo di Cheikhul Khadim waaw koo si gis loolu lay wax waaw yëg-yëg goo xam ni wax dëgg fa la les mots peine à exprimer li nga xam ne mën a yëg salaamaaleykum papa. maaleykum salaam maa ngi lay siyaar bu baax a baax. yal na nu yàlla boole yoolu siyaar. amiin yaa rabbal aalamiin. alhamdulilah papa daa mel ni yëgoon naaj bu tàng bi. yaa déedéet. su ma nee la Cheikh Ahmadou Bamba Khadimal Moustapha. ndamal l'islam. waaw xel si lan lay dem. loolu de boo ko waxee muy lu wér
sëñ Bamba mooy seexul islam sunu yaakaar tey ak ëllëg wax dëgg yàlla wax naa ci bi ñuy ñëw nii màggal gi ku ci bañ a ñàkk ku ci bañ a sonn dootoo bokk ci màggal gi ndax sëñ Bamba bisam bii am na flaay mayu ko woon kon sant nanu bu baax di ñaan yàlla nu yàgg siyaar si sunu borom fayal nu ko waaw loolu rek la sëñ bi. tey jii. waaw amaan na di nga am benn message boo bëgg a jàllale ndaw ñi. waaw ndax sëriñ bi dafa am ay njàngale yu bëri jëmale ko si ndaw ñi. dëgg la tasawu subaan tasawu si xaar. tey soo amoon kàddu yoo xam ne ngay dénk ndaw ñi lan lay doon. waaw kàddu yooyu mooy gis nga sama doom bee ma àndal mi ngi fii di jàng alxuraan. macha allah alxuraan la sëñ bi digle képp ndaw yi bu ñu ko defee ci ñoom. bu ëllëgee ki si biir sëñ bi li mu bëgg ci noonu dee ko am. Rapidement, nous vous remercions très bien de notre assistance au Magal de Touba. Vraiment, nous sommes fiers et honorés en tant que mourides. Aujourd'hui, ça marque la victoire de l'islam. Parce que Cheikh Adim, il a travaillé pour l'humanité tout entière. Donc le mouridisme est un phénomène planétaire. Nous sommes contents. Il existe des moments dans la vie des peuples et des nations où des moments historiques. Ceci est un moment historique. Vraiment, Sëñ Touba avait reposé sur tout sur le travail et la religion. Donc vraiment, nous sommes très contents. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez exactement? Ce que je ressens, un peuple uni autour d'un idéal. Un peuple uni autour d'une foi et d'une sincérité. Ce peuple-là peut tout faire, peut tout réaliser. Nous sommes vraiment contents. Nous voyons que le mouridisme a cimenté les relations entre les nations, les relations entre les peuples et les relations entre les ethnies. Donc vraiment, nous sommes très contents et très fiers de l'œuvre de Sëñ Touba. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le mouridisme va au-delà du Sénégal. Voilà, le mouridisme, non seulement va au-delà du Sénégal, mais le mouridisme est un phénomène planétaire. Dans tous les 5 continents, on retrouve des mourides. Et au-delà de ça, il y a aussi la méthode mouride qui est pratiquée aujourd'hui à travers tout le monde. Parce que les mourides, actuellement, sont les premiers en montage financier. Vous avez vu comment Sëñ Mountakha Mbacké, khalife général des mourides, a su faire un montage financier pour la réalisation des grandes œuvres de Touba, telles que la mosquée, l'université Cheikhoul Khadim, etc. Donc le mouridisme est une référence. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à une véritable banque islamique, une banque mouridisme? Nous nous acheminons vers ça. Parce que au niveau de toutes les gestions et établissements financiers, peut-être le nom du mouridisme n'apparaît pas, mais ils sont à la base. Maintenant, ce qu'on attend des mourides, ils ont un capital humain très fort, un capital financier et un capital logistique. Ils peuvent créer une banque. Et la banque là, c'est une banque internationale au nom du mouridisme. Et ce modèle-là, ce modèle que vous venez de citer, pourrait-elle être une solution pour sortir du Sénégal de cette situation financière que nous vivons? Et effectivement. Mais avant, sans la banque, ça, actuellement, seule la communauté mouride peut sortir le Sénégal de la situation économique drastique d'où nous vivons. Il suffit que Sëñ Mountakha Mbacké appelle tous les mourides à installer une radio de dialyse au niveau de tous les districts du Sénégal. Ça me fait en 48 heures. Il suffit que Sëñ Mountakha Mbacké appelle à un nettoyage général de la ville de Dakar. Dakar sera propre comme les plus belles capitales. Donc le levier économique actuellement au Sénégal, c'est le mouridisme. Mais malheureusement, il est ignoré. Seuls les mourides détiennent le levier économique du Sénégal. Seuls les mourides peuvent faire du Sénégal un pays émergent, un pays développé, où il sera bon vivre. Alors, quel est le message que vous lancez à l'endroit de la communauté mouride, à l'endroit des musulmans, pour un pays, en tout cas de paix, de stabilité? Parce que nous savons aujourd'hui les situations que vivent les Sénégalais, les temps sont durs, voilà, les gangrènes politiques, la situation politique est un peu tendue. Quel est le message que vous lancez à l'endroit de la population et aux autorités aussi? Voilà, le message que nous lançons, d'abord aux autorités, c'est qu'ils s'occupent de ce pays. Parce que les gens les ont amenés au pouvoir pour qu'ils règlent nos problèmes, mais pas pour que des querelles intestines. L'autre message que je vais tendre aux mourides, c'est particulièrement à la jeunesse mouride. Je veux leur dire qu'ils n'ont qu'à s'identifier à l'identité culturelle mouride. Qu'est-ce que l'identité culturelle mouride? C'est le travail bien fait, l'abnégation et la discipline. Maintenant, on rencontre n'importe quoi. Quelqu'un qui se tresse les cheveux avec des oreillers en tant qu'homme, c'est dit mouride.
ça ne fait pas partie du mouridisme. Le mouridisme est une affaire propre, très claire. Donc les jeunes n'ont qu'à se ressaisir et aller vers la Touba. Un jeune doit apprendre. D'abord, Serigne Touba a placé en premier lieu la culture. Il doit se cultiver et se ranger dans des bonnes hommes. Le travail et la prière constituent le mouridisme. Voilà en résumé, le travail et la prière, c'est le mouridisme. Merci beaucoup. Et bon magal à vous. jërëjëf. waaw merci jërëjëf. jërëjëf. dégg nga ko sunu waajur boobu noonu mu doon exprimer aussi kàllaamay coach. Voilà wax na kàddu yi am solo surtout le modèle murid di murid rawatina nag si wàllum financement si wàllum économie gis ngeen ni mu daal di demee mbokk taalibe yi plus de 6 millions on part ñëw nañu si dëkk bu sell bi Touba ngir santale Cheikhul Khadim boromam moom mi nga xam ne moom woote woon bés bi di son départ en exil lay daal di célébrer donc dinañ jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xam ne en tout cas yéen a toppoon Sénégal 7 ñëwoon si biir jumaay Touba waaye aussi aux alentours de la grande mosquée waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi waxtaanee am solo ñu wax seen yëg-yëg si bés bi yor-yor gi ni ñu ko daal di dundee waxee li leen sëriñ bi defal Sénégal 7 day wëy di leen ko defal si entretien si ay reportage waaye fépp foo xam ne lu baax dafa nekk mu fas yéene dem jëlal leen ko lépp ngi daal leen xamale màggal gi di leen souhaiter un très bon màggal de Touba waaye surtout tamit aussi di ñaan jàmm si réew mi jàmm ju sax jàmm si ñëpp situation économique bi situation politique bi lépp borom mi def si tawféex barkeb màggal gi di leen jaajëfal bu baax et aussi di leen wax ngeen wëy di suivre suñu programme à travers la chaîne leader Sénégal 7 jërë ngeen jëf.